asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatu mbokki askan wi maa ngi leen di nuyu réewu Mauritanie bitim réew ak réewu àddina bi yëpp fa tabarakallahu ñu jox leen cër di sant buur bi yàlla ginnaaw bu mu ñuy may à chaque fois ñuy xool doomaanu réew mi ak kenn ku nekk ci ñoom lu muy yëngu ci fànn wu ne ñuy toog ak ñoom seen émission El Mauritania 2 di leen sargal fa tabarakallahu jox ca réew mi kilifa diine yi kilifa di rawatina ak njiitu réew mi ak ñi nga xam ni ñooy membre gouvernement bi di leen ziyaar xam ni rek seen doomaanu réew mi ñoom la ñuy faral di jàkkaarlool seen émission meññeef fa tabarakallahu ñu ngi sant yàlla ginnaaw ba mu ñu mayee ñu tey toog tey ak artistes yu mel ni di yëngu ci réew mi ñu nekk ci kuréel yoo xam ni kuréel yu am solo lañu ndax àddina bi buur bi yàlla mooy jël li nga xam ni lu ko soob ci jaamam mu koy def am na ñoo xam ni tey di ndaw réew mi ñu ngi yëngu ci yeneen fànn waaye tey jii ñi ma jox loxo fa tabarakallahu mooy les artistes ñaari artistes de renommée yu am solo ñu fas yéene jukki waxtaan wi nag ak ñoom dinañu xool seen ndorteel seen mébét ak seen bëgg-bëgg ci li ñuy def ak fu ñu bëgg egg ci li ñuy def loolu am na solo trop bu ko defee moo wax leen ni leen l'artiste la grande artiste de renommée Ndaat ñu koy wax Ndaat bu wane dina ñëw ci li nga xam ni lu indi tur bi ak yooyu ak fu mu jóge waaye lu muy yëngu ak fu mu ci toll ak ki nga xam ni moom mooy doomu Afrique di fils d'Afrique nekkatul ku ñuy laam-laame ci réew mi lépp loo xam ni réewum bëgg na ko lépp loo xam ni Afrique war na ci sóobu fils d'Afrique mi ngi ciy sóobu di xaar tànku tubayam ngir rek yóbbu réewam à travers lui son style fi nga xam ni fa la yeneen artistes yeneen réew yi bëgg yóbbu seen réew fa tabarakallahu mbokk yi bu ne saa ma jox kàddu gi Ndaat la grande artiste Ndaat bu waane fa tabarakallahu salaamaaleykum wa rahmatullahi aleykum salaam maa ngi lay nuyu bu baax di la fay di la laaj sa jàmmi yaram di la jaajëfal di kontaan aussi ci invitation bi aujourd'hui di ko saluer bu baax di remercier aussi ñi nga xam ne ci ñoom nga jaar ba mun a egsi ci man muy Aboubacry Ba di fils d'Afrique bi ma jàkkaarloo di nuyu samay waajur di nuyu Mauritania yëpp di muy nuyu aussi àdduna bi yëpp ndax tey Ndaat nekkatul doomu Mauritanie rek nekk na doomu àdduna waaw donc maa ngi nuyu ku nekk rek na mel ni ñëw naa jox la loxo di la nuyu di la jaajëfal fa tabarakallahu ñu ngi lay fay bu baax a baax di la sargal di la ñaanal yàlla doomu Afrique asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada gannaaw bu nu santee yàlla julli si sangu-sang yi sëlmal ci moom ak ay ñoñam ak ay saxaabaam di feddali suñu kóllëre di yeesal suñu cofeel di wéyal suñu mbégte di leen ñaanal yàlla jàmm ak jàmm la wér ak wér lay mucc ak mucc le di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy xerawlu wala ñu ñuy seetaan ci waxtu bi di nuyu ñi nga xamante ni ñoom nga seqal liggéey bi ci wàllu xarale yi ak suñu mbokk yi fi nekk ñëpp di nuyu sama ndaanaan gi ma feggool di ndaanaan ci biir ndaanaan di la ziar yow di la màggal bu baax di am mbégte ba amul dayoo fa tabarakallah merci beaucoup di la béggee bu baax a baax yaa ngi koy wax ndaanaan Ndaat nangu nga nangu naa ko yàgg na fan nga jaar ak lan moo la dugal ba tey jii lu mu toll na doomu Afrique naan la ndaanaan waaw xam nga déjà nekk jigéen ci biir xare ndax boo déggee musique man xare laa ko jàppee dafa yombul ndax yombul ci moom mi góor bay di yomb ci man mi jigéen mais dama koy sante yàlla ndaxte yàlla mënoon na ma jaarle ci beneen métier alhamdulilah j'ai fait mes études jàng naa maa ngi denc samay diplôme mais j'ai l'amour de la musique bi moo ma indi fii bay tey yépp ngir mbëggeelu musique bi la léegi nekk ci guerre boobu laay wax ci xare boobu ba tey jii alhamdulilah defagum fi lu ñaaw waxagum fi lu ñaaw bëgg naa li may def indi sama style incarné ko di ko bokk ak nag samay frères ak samay sœurs boobu bay léegi ñaawagul tout à fait doomu Afrique dégg nga ko mais xam nga man daal du ma dem te laajuma la foo jógee parce que xaw ma ko
am Ndaat nag doomu Rosso la. Rosso Mauritanie. Rosso Mauritanie laa dëkk. maa ngi dëkkee Diourbel. waaw sama yaay mi ngi tudd Soukeyna Diakhaté. doomu Mouhamedine Diakhaté. sama papa ñu koy wax Ibrahima Alpha Diop Yarahmu. gaañu na temps yii passé ñoo ngi dëkkee Diourbel. ci wetu jumaa bi. waaw. fa nga defee sa enfance. wala waaw non mun naa wax ni teel naa génn Rosso. ndaxte ba bi may jàngoo primaire Rosso laa ko defee mais pour te dire que génn naa fa à temps sama entrée en sixième au niveau de Nouakchott fii laa ko amee waaw après ma delluwaat Rosso jàngi ba am sama brevet si laa ñëw fi na continuer di jàng eggali sama jàng bac bi et dugg ci musique bi ba instant bi ni ma xamee sa waajur ak fi nga bokk dañuy nekk ñoo xam ni ma leen xamee ñu insistant ci sa jàng naka nga def ba rëcc leen nekki artiste naka laa def pour man nit ki lépp lu mu bëgg boo ci saxoo ñu gis ni dëgg la rek duñ la ciy fekk ci nga commencé ko fan nga leen commencé jaaxale ñu naan kii daal bu ma moytuwul dana woy wala moom. ndaxte bi may dugg ci musique pour vous dire que dugguma ci woon. pour yaakaar ni tey dina ma fekk ci plateau bi. dugguma ci woon pour lekk ci xaalis wala pour am ci ñaar dërëm. dafa am toog naa suñu biir koñ maa ngi nekk lu tuuti. am jigéen bu dund li nga xam ni daf ma metti te man loolu ay démb la woon yàgg na. mais ba tey jii may wax ak yow ay jigéen ñoo ngi koy dund ci àdduna. histoire boobu m'a touché en tant que xale laay wax en tant que jigéen dafa mel ni man maa dundoon histoire boobu ma woo sama morom artiste bu ñu wax leer gi seen ma ni ko leer gi sama rakku maam la doo ma bind lii nga véhiculer ma message bi ndax tey boo ko defee du ma yow nga ko defal du kooku defal nga ko mboolu mu jigéen ndax loolu du mus a fay ba àdduna di jeex effectivement mu def ko en tant que góor mais gisuma ci li ma ci bëgg waaw ma ni kon peut-être que man jigéen maa war a jóg def ko pour sensualité dëggu boobu ba nit di ko gis di ci dund parce que des fois di nga toog di seetaan musique wala nga gis beneen histoire ci beneen fànn mais yow day mel ni yow yaa tax woykat bi woyal la wala yow yaa tax li waa da nga ci gis sa bopp ba jeex tàkk loolu mooy woy day waaw te pour loolu noonu comme que moom góor def na ko amu ci impact boobu ma ni man jigéen maa ko jóg def ko alhamdulillah bi ma ko defee yàlla suturaal ma affaire bi réussir adduna yëpp di ko coow xale bi kan la te pour te dire jusqu'à présent affaire bi amul vidéo son kese la mais ku ko déglu daf ciy gis boppam alhamdulilah am naa ci turandoo am naa ci ay concert am naa ci xaalis ay kilifa woonanu jigéen toog na jooy sama kanam ay nit yu mag ndax nee nañu suñuy déggee woy bi day mel ni man ñoom laa waaw ñoom laay waxal seen naqar loolooy sens woy waaw alhamdulilah yàlla dimbali ma ci bu commencé ñu mooy boo ay contrat ñaataat nga ci def ñaataat nga nekk musique bi maa ngi ci commencé 2015 waaw donc juste 4 ans plus waaw 4 ans 5 ans parce que sama première instant bi mu ciy dugg sax ndax sama première single ñu ko Génération Swag mu ngi jógee 2014 laa def premier single mais j'étais pas trop dans ça parce que je suis issue d'une famille estudieuse sama yaay jàng rek la xam naa li ma la papa Ibrahima ci ndorteel li dama ni la say waajur ni ma leen xamee dañuy insister ci sa jàng waaw surtout aussi nga doon taaw nekk référence ci kër ga say rakk war a wàcc école ñëw fekk la nga sëgg ci kay yi donc c'était pas facile du tout mais bu ñu demee ñoom sax dama doon ànd ak ñoom ànd ak sama yaay Soukeyna ay nit di ko wax di daw si di ñëw si man moom daf ko doon jaaxal parce que moom dafa xamul ni doomam fu mu jaar ba tey nit ñi yëpp ñu ndekete musut ci bàyyi mais ñuy bañ sama papa nag nekkoon sama xarit li ma bëgg na ko li ma bañ na ko sama gaañ la woon sama xarit la fu mu nekk yàlla na ko gënal tey fu mu jógee Yarahmu Ibrahima léegi nag moom mu jàppale ma si mais sama yaay elle voulait que man je continue mais lépp loo gis force ak doole du indi. du ko indi naxante la àdduna loo bëgg mun man dama ni lu nit lu mu bëgg ci waajuram wala lu mu bëgg ci nit mun na ko am mais day fekk nga xam ko xam fi ngay jaar nit ki ba am loo bëgg. jërëjëf am na solo lool mooy tax nga miin yoon wi fa tabarakallahu doomu Afrique dégg nga li nga xam ni Ndaat
gindi na ko mu ànd ci jaar-jaaram ak foo nga xam ni toll na fa tey ci gëm-gëm yoon da nga koy gëm waaw lu mu metti metti nga gëm ndax ku yàgg si teen baag fekk la fa tabaarakallaahu yow sa dimension rëy lool man bu may wax ak yow damay bëgg wax ñaari mbir benn bi niveau national Mauritania mais à chaque fois damay bëgg a rëcc di génni Afrique ndax sa tur sa label doomu Afrique Fils d'Afrique kii dafa mel na dañ koy accueillir parce que 4 ans 5 ans la def de carrière dégg nga ko fu mu wax ni fa la toll ñu ngi koy ñaanal yàlla yaa ko ci jiitu parce que pas plus de 9 à 10 ans man ak yow xamante ni ñu téye dans le milieu boo mooy wax ci contexte artistique mauritanien loo mooy tontu waaw dama lay tontu ci li nga xamante ni maanaam lu jiitu loolu mooy gëm-gëm ndax lépp looy def rek boo ko gëmul doo dem maanaam dafa am lu am solo li nga xamante ni fokk ma yëkkati ko fu mu daanelee déggoo mën la dafa am yorent am yonent ak yonent waaw ñaari moo lay yaa koy faram-fàcce de man xaw ma ko yaa ngi ma ko door a waaw dafa am yorent am yonent maanaam messager comme ni mu wax léegi daanaka artiste moom moo garaaw déggoo ñun la artiste mooy kii artiste yi moom artiste mooy artiste comme métit ak naqar ak jafe-jafe yeeg métit yi artiste bi moo leen di mooy artiste yi moom porteur de voix bi moom mooy artiste yi waaw maanaam tiis dañ koy sàmm daal dañ koy sàmm di ko aar maanaam mooy yëg-yëg bi du metti mooy fu mu waxee léegi day toog am ku ñëw ci moom toog di jooy mu mel ne moom lay waxal te xëy na moom xamu ko sax wala da koy dégg parce que da ngay def dara da ngay def benn message bi nga xamante ni day wër àdduna maanaam à l'espace géographie nit ñi dañ koy jàngati effectivement dañ koy jàngati moo tax ma ni artiste mooy artiste yi moom daf ko wax léegi moo tax ma jox ko baat boobu dafa am yorent am yonent ak yonent waaw koy bàyyi yonent mooy ki nga xamante ni day am ci famille am na ñi nga xamante ni sànq ñi ngi ko doon waxtaani suuf am na ñi nga xamante ni woyuñu mais yàlla moo leen bind dañuy wax wala ñuy bind graffiti lañu wala dañu muuma mais mun na la defal ay signes yow mi nga xamante ni da ngay wax nga ndamoo ko di ci leen ci liggéeyal parce que loolu dafa bokk ci société humaine donc artiste dafa làmbaayoo ci lu rëy du lu ndaw yàqul jàngu nit yàqul métier nit parce que artiste dafa nekk li nga xamante ni kii aar la tiis yi comme li nga toogee Fox di wax di joxe message moo xam yow mi di présentateur bi moo xam ki nga xamante ni moo yore ci moo nekk ci biir maanaam milieu bi maanaam lépp ci biir waxtaan la léegi nag boo déggee mën la artiste mooy kii artiste yi ak naqar yeeg jafe-jafe yi yónnent nag mooy ki nga xamante ni dafa mel ne dañ la yónni il paraît que yow dañ la yónni messager waaw dañ la yónni léeg-léeg nga toog la preuve man samay waa kër xamuñu musuma way comme li mu wax lépp xel la man je suis pas né dans une famille artistique mais depuis à l'époque d'enfance dama bëgg li ñuy wax Afrique turu dimension la waaw dimension Afrique bi daal même bu ma nekkee xaleel sax dama daan toog di xalaat maanaam su ma bindee fi carte Afrique ba ma dessiné ko fii su ma sangoo day dañ mais ma xalaat bu ma mère bi jëndalee yëre bu am carte Afrique damay kontaan ndax gis Afrique di ko yàlla may maanaam bopp la ñëpp nekk benn ma ci liggéey nag di ci xelu parce que léeg-léeg ma ni du ma africain bu weex du ma africain bu ñuul africain laa ci deret bu xonq maanaam Vox booy wootee da ngay boole ba pare da ngay wane li ngay mbubboo bul xàjjale boo nekkee porteur de voix comme fi ñu doon waxtaani sànq da ngay jël ñëpp rek nga dugal ci biir waaw dinañ ci ñëw porteur de voix doguma la foofu mais il faut ma intervenir waaw parce que revenir regulo sama question waaw kii dama ni la dafa mel na ku ñuy dalal ci scène parce que boo xoolee carrière u artiste mun na dem ba 40 ans 50 ans de carrière boo gisee kii ak talent bu mu jot a egg elle en a fait juste 4 ans demi plus 5 ans voire 5 ans bouclés yow ma rappelé la ni daja nañu ci milieu nga nekk en pleine fonction en tant qu'artiste di véhiculer un message non seulement à dimension nationale mais africaine maintenant ci dimension sa importance en tant que fils d'Afrique doomu Afrique paysage u artistes yi en Mauritanie naka nga ko gisee waaw li ma ko gisee dafa bëri jàngat maanaam dafa am lu bëri lu ñu manqué ci réew mi am na nag ñi nga xamante ni yàgg naa di leen séntu ndax mun nga ma wax yu manqué yi li manqué moom parce que bu fekkee ni sa ministre de tutelle
mi ngi jàkkaarloo ak ñun. waaw ak li ñuy wooye les investisseurs les promoteurs. musicaux ñu ngi jàkkaarloo ak yow. il faut que des artistes d'aujourd'hui mun wax seen mébét li nga xam ni moo leen di tere. sauter. exactement dans un milieu. maanaam boo xam ni war ngeen ko exercer solidarité artistique. solidarité artistique. dafa manqué da nga bëgg a wax artistes mauritaniens ils sont pas solidaires. non dafa des. la ci ban fa da nga gis ay cas wala. maanaam. musique bi dafa demee boor. dafa demee boor. voilà bàyyi musique du demee boor. daal comprendre nga li mu bëgg a wax. musique bi dafa demee xoolal. di nga ci revenir. dinaa ci revenir musique bi dafa demee boor lu tax musique bi dafa demee boor. lu tax à ma vision fantastique parce que dama gis. maa ngi sant yàlla génn naa. am naa lu ma dund am naa lu ma jàng. am naa lu ma jàngate ji. gis musique li nga xamante ni amitié la solidarité la concorde sociale la. mais dafa des parce que parfois ñu xam ne yow artiste nga. am lu xew ñu nëbbu la ko. ñan ñoo koy nëbb promoteurs yi. wala artistes yi promoteur yaa ngi ci. promoteur yaa ngi ci ak ñi nga xamante ni. mais est-ce que am nañu ay promoteurs. maanaam waxin la comme nga comme à réew mi. non Mauritanie amagul promoteur. mais ba tey ci waxin maanaam. fu may waxee tuuti. ok on va y revenir ak yow parce que yow mi. am nga yoo denc yoo xam ni il faut professionnels yi déggal. fu may waxee ndaat. maanaam dafa am kuy tuddee boppam loolu. waaw mënuma ko wooye dañ koy mbubbawoo mënuma ko wooye lu dul promoteur parce que man am na ay promoteurs yu ma xam. du ma wax seen tur mais xam nañu seen bopp. am na ay acteurs culturels yu ma xam du ma wax seen tur waaye xam nañu seen bopp. mais am na ñi nga xamante ni bëgg nañu liggéey jàppale ndaw ñi. Aboubacrine Ba un exemple pour man pour wax la dëgg. su ma amoon ñaaram wala ñettam. defe naa kenn dootuma dégg fii ci télé. oui mais moom il n'est pas promoteur. non d'accord non du promoteur mais un acteur de développement. acteur la mais dafa am li nga xamante ni day jàppale ci wàllu orientation. nekku fi mais heure bu dara xewee moom nekku ci réew mi. nga xam ne am na taxawaay ci réew mi am na taxawaay pour la jeunesse mauritanienne. dina la woo ni la diw orienté la. yàggul à bientôt la ma woo pour ma dem récupérer sama benn attestation. ku la defal lu baax da nga koy wax. fii te nekkul ci réew mi. fii mooy place waxukaay. te nekkul ci réew mi. orienté na ma dem récupérer sama attestation. attestation nationale pour bi nga xamante pour ñu reconnaître à la Mauritanie. yaa ngi dégg parce que bala ngay laax jaay nga laax lekk. bienvenue que doomu Afrique la mais war naa am li nga xamante ni su ma ko wanee Vox wala ma wan ko ministre de la culture. dina ni kii c'est un Mauritanien d'abord avant tout. yaa xam nag looy woote sa bopp. te loolu ci loxoom la bawoo. moom ma jikk associé avec Bamal. ma liggéey ci moom ci lu bari ci wàllu artistique. ndax ku la mag moo la ku la jotu ci lëndëm moo lay woon fooy toog. moo tax man la su ma amoon ñaar wala ñettam moo xam même bu dul nekk acteur culturel wala même bu dul nekk ki nga xamante ni moo yore affaire culture bi. mais na nekk ki nga xamante ni rek dina jàppale ndaw ñi. bonne volonté. ak ki nga xamante il est engagé. il est très dynamique sur sa voix. moo tax ndaw ñëpp a ko bëgg te nu mu mel ci man lay mel ci yow lay mel ci keneen. il y a bien une maison d'artistes en Mauritanie. waaw ba tey dafa am clan maa ngi ñëw Fox dafa am clan. man associé naa ci ay milliers. mais dama fa gis genre clan. genre maanaam li nga xamante ni bu mu fa yàggee sama couleur mun na yàqu. mais lan mooy indi clan. intérêt la xalaat li koy indi intérêt ngi ci ak di jël ñu bokkul di leen boole dafa am loolu moo yàq suñu artiste mauritanienne bi ngay dégg les artistes mauritaniennes li leen yàq mooy genre clan ak genre li nga xamante ni am na li nga xamante ni même ñi nga xamante ñoo yore affaire yu ministre de la culture du yëg loolu ñoom lu si bare dafa am li nga xamante ni pour côté la wala musique bi dafa am fu mu féetee wala dafa am benn stratégie bu ñuy dawal dañuy taxaw foofu waaw parce que kii yaramam mi ngi tàng ci waaw laaj mun nga ko laaj clan bu muy wax bi qu'entends-tu par ce clan boobu laa bëgg nga expliquer ma ko parce que boo nee clan rek dama bëgg nga leeral ko ndax am na ñeneen téléspectateurs yu toog aussi bëgg xam clan boobu na ça veut dire quoi. clan bi mooy li nga xamante ni da ngay ñëw benn millier wala nga ñëw benn salle benn maanaam benn bachelor wala nga ñëw benn en tout cas direction artistique ngay ñëw nga fekk ñi nga xamante ni dañuy liggéey seen boor nga ñëw yow en tant qu'artiste tu te présentes mais dañ lay jéem a xoole bët côté boobu wala ñu bëgg la woo si li ñuy woote ñoom te fekk xëy na yow loolu du sa style du sa stratégie musicale waaye ba tey tii un artiste la moo xam graffiti bi moo xam kii toog di waxtu moo xam kiy bind maanaam milieu artistique dafa am léegi boo ñëwee ñoom dafa am genre clan bu may gis man à ma vision junju doy na borom xel wax ju ma dafa am ñu ko moom jaajëf jërëjëf waaw mais yow ndax dégg nga li lu tax ñu nekk ci pàcc bi dañu seetlu ci réew mi ñu yëkkati lu bari dañu seetlu ni artiste bu fi dooree rek mi ngi mujje feneen
ci réewu Afrique yi wala bitim réew dafa laaj tey artistes yi waxal seen bopp le pourquoi heure bu ñu bëggee rek fës il faut ñu génn réew mi dafa am mbir yoo xam ni mi ngi ci réew mi lu leen di bloqué wala lan moo xew. waaw boo gisee ni que la plupart dañuy dem parce que dañu sentiratul seen bopp ci dëkk bi waaw man nag du ma bokk fi ma bokk dëkk fi ma dëkk yow nga bëgg ma fi ëpp wàll di dem feneen du ma ko naw man damay fight damay xeex bu metti damay toog xeex ko mu naq di damay toog xeex ko mu neex aussi damay toog ndaxte boo xaarul bu mettiwul tey rek du mun a neex suba te wala boo toogul xaar lu metti rek buy neex doo ko fekkee dëgg la loolu la ñu war a kii fii la plupart des artistes Mauritanie talent kese la balaa nga koy xam nga génn dem bitim réew aussi ci fànn yëpp laa la wax fànn yëpp Mauritanie képp ku jóg pour def dara dafa am talent bu fës della mi ngi ci ñoom mais lenn mooy seen problème gëm-gëm bi te ñàkk gëm ni ñoom mën nañu réussir fii ndaxte ñun bu ñu waxee ni tey dañuy jóg rek liggéey tey pour réussir ñun tey dañuy fen il faut nga ci terme bi il faut mais ñun duñ fi nekk man de ndaat gëm naan tey damay liggéeyal pour nouvelle génération bi di suba ndaxte comme si ñoom bu ñu ñëwee suba ñun ñu liggéeyal leen tey suba gën a yomb day yomb ci ñoom waaw léegi nag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon suñuy grand frère ak suñuy grande sœur nekkoon fi avant ñun bu ñu toogoon fighting tey gëm naa ne ñun suñu ñëwee dina gën a yomb mais dafa naq di ñu dem nee nañu dañuy fesal musique bi ci beneen anam ci beneen dëkk man gëm naa ni boo yaatul sa dëkk munoo yaatu feneen point loolu am nañu ko moom am nañu ko dégg c'est un message fort aussi ci jamono yooyu lañu toll il faudrait que le Mauritanien xam ne mun na dem à la compétition internationale voilà loolu gëm nañ ko ci football bi ça am na tey ñu ngi ñuy tëkkale ak réew yoo xam ni démb 7 ak 9 ak 8 la ñu daan door et nañ ko gëm nag ci yeneen fànn yi surtout dans le milieu artistique ma kontaan ci lu ma gën a jaaxal kay mooy Aji Soxna moo koy wax une femme artiste moo wax lii gëm sa bopp toog sa réew liggéeyal sa réew di innover fexe ba sa réew gëm la mais fi ma amee point d'arrêt un peu là damay dem ci Fils d'Afrique lu ma gëm man mooy man mi Ibrahima Idriss Wade te dama am yaakaar ni waaw du ma ko imposer le public gëm ko wala artistes yi ak yooyu mais man li ma gëm man tey ci réew mi moom mooy artiste bu amee concept bi nga wax du moom mooy dem pour ñu boole ko du nekk ci milieu sax buñ koy marginaliser wala leneen moom mooy am confiance ci produit am surtout produit am moo koy yóbbu fu mu bëgg a egg produit am mooy ubbi bunt yu mu bëgg mu ubbeeku et je pense que loolu mooy liggéey te su ma amee sañ-sañ damay wax ni dafa des ci artiste mauritanien ama dogguma la damay wax benn affaire xam nga jaaykatu gerte bi liggéeyam la gëm jaay na gerte ba tabax kër jaay na gerte ba yóbbu boppam mag jaay na gerte ba tekkil keneen ku mu bokkulul parce que dafa gëm lu muy def bul ni am na man dégg naa fi ay artistes ñu ni ma ndaat quitté laal Mauritanie ëpp naa def quitteel foofu ndax sa style ak pour nga egg fi nga war a egg ci musique du ci Mauritanie nga koy amee si parce que man doomu réew mi la sama style abbu ma ko feneen si sama dëkk la nekk fii jigéen ñi il s'habille comme moi et il y en a d'autres traditions fii ñaata ethnie la am nañu kat am nañu la wolof le pulaar la hassania bambara beeg yooyu yëpp mi ngi ci biir ku nekk am nga sa ni nga mel donc on est nombreux ici kon ku nekk da nga war a fësal li nga doon man gëm naa ni man sama style bii bëri na génération yuy ñëw yu nga xam ne soxla noonu ko te man tant que imposé wu ma ko fii suba keneen bu leen wootee dañuy yeex est-ce que il t'arrive parfois nga door si parce que boo nee Diourbel pour les générations c'est la première capitale du Waalo am na solo mais style yi dana rax parfois traditionnel bien sûr parce que def naa dama fii damay tàggalu bu mu yéeg ci kaw def sama tay baas bu mot sëkk wane sama bopp wane sama cosaan fu li ma soxla ndax dem naa fi pour wane benn cosaanu pël
ndaxte man je suis Haalpulaar demal jaral na ma dem ba Kédougou Sénégal ndax li ma soxla foofu mi ngi ci teeru Kédougou boobu le bande facile waaw gis nga bu ma demee ba foofu foofu na Dinde Ferlo boobu dem ba foofu boole kaa culture Mauritanie bii li ma soxla li dama ko am yaa ngi dégg parce que loolu la mais bu laajtee sama beneen son jar ma sol tubéy dama koy sol donc man dama naan nañu des gëm-gëm ton style gëm-gëm waaw Fils d'Afrique lan nga gën a jàpp ci ni bu ci artiste mauritanien yi tegee seen tànk toog ci réew mi waaye ñu dégg leen fu ne ci àddina bi waaw loolu mooy li nga wax léegi am nga nooy gëmee sa bopp baatu gëm-gëm bi mu wax moom moo nekkoon sama ndorteelu wax ndax nee naa la gëm-gëm si la lépp xëj waaw ku gëmul li nga doon gëmatoo li nga yor dafa am li nga xamante ni da nga ko wax léegi sa biir wax maanaam muy lu am solo nit ki du boo déggee ñu la yàlla bay sa tool xam nga artiste du rek di bind texam di nalaw jóg dugg studio mais lépp c'est la peine on a rien sans peine donc àddina dafa nekk li nga xamante ni lépp xeex la mais xeexu xel artiste xel lay liggéeyee mooy fi mu waxee sànq daa ngi dégg donc am nga li nga xamante ni dafa nekk mooy fi nga waxee léegi maanaam yow sa tur rek mun na jaayu mën na dem ñu boole la ci lu ne toog naa fi sa produit su wóoree waaw ñëw naa lu ne dañ la ciy boole toog naa gis benn sama benn coach parce que man j'étais footballeur à l'époque on m'a connu sur le voie artiste sur le voie sportif sama benn coach naka yàlla yërëm mu ñëw si man ñu waxtaan ma tegal ko benn prestation africaine bu ma defoon ce qu'on appelle la couleur africaine mu déglu ko ba pare taalif la du taalif way la dama ko def mais slam la mais allez-y ba léegi non ñamal ñu ci bul dem waaw ba léegi mun la tu l'as en tête j'espère waaw bien sûr waaw li may woote mooy unité africaine la li may woote mooy unité africaine la duma africain bu weex te duma africain bu ñuul africain laa ci deret bu xonq jërëjëf léegi foofu may ma tuuti léegi ba ma laajee yàlla def mu ne ma tubaab dina jóge bitim réew ñëw jox la micro yàlla waaw bu boobaa ma ñëw ambassade ma ñëw fii à l'institut benn bés am na benn tubaab moom moo déplacé wu mu ñëw mu ni ooy Fils d'Afrique ñu ni ko fils il est là ñu toog di def intervention mu jox la micro waaw comme on te l'a dit comme lu mel ne moom dafa gént nga def ci lan ñuy waxtaan mu may laaj tur bi fu mu jógee ak loolu daf ko xaw jaaxal côté boobu xam nga fu may waxee mooy li mu wax léegi du question da ngay sol benn yére rek artiste moom yëppam day jàngale am na fi nga xamante ni dafa am couleur gu mu laaj mais mooy li nga wax léegi yow sa produit wala sa tur wala sa wax wala sa doxalin wala sa waxtaan parce que corona bi amoon tout récemment ñun def nañu sensibilisation artistique xaaruñu si ministre man xaw ma wax la dëgg parce que amatu leen concert amatu leen non sonnoon nañu waaye man léeg-léeg nga sonn te yàlla du te sonn bi doo ko yëg man maa ngi dund musique bi mais sonn ma ci musique bi mooy fi daat waxee sànq am na xam yaa ngi koy def yaakaarloo ci lu ñëw da lay dab rek defoo dara pour lii laa ci soxla wala je vais devenir un star parce que nit ki foo kii ba mu waxee léegi ba mu ne 2015 la commencé pour man am na 20 ans ci musique ndax waaw ba mu waxee waaw ndax xarañam ak gaaw dem bi ak macha allah xarañteefam macha allah ak stratégie am ak parole mi du lu yomb fa tabaarakallah macha allah waaw tegal sa loxo foofu ci ki moom la ñuy mujjee waaw ndaat parce que vive les femmes dans ce que vous êtes et que il faut ngeen ñame da nga may fàttali xujja vous allez de pair mais lu ma ci gën a neex vous êtes toutes les deux de Rosso et c'est parfait bravo Rosso et vive Rosso maintenant ci bu mujj gis nga ni ñu ngi ñuy def siñ ni émission bi jeex na dama bëgg kii fi mu jaar dinaa la fa jaarale il faut nga yëkkati dara tuuti loo xam ni œuvre la yaa ko moom mais lenn looy wax lu mujjeel mu nekk lu nit ki di jàpp heure bu la déggee wala mu gis la lan la waaw tey nag duma wane sama mujjeel wax du doon fi may wane sama bopp damay masawu kullu famille bi nga xam ni temps yi muy fléau viol bi ray bi inondation yu Rosso metti nañu diabète kii corona bu fi jaar bi maa ngi masawu aussi bépp famille bi nga xam ne victime la woon inondation bi au niveau de la Mauritanie aussi ñoo ngi masawu ñëpp te nga mais di wax aussi que ni gouvernement bi di ko fàttaliku ni artistes yi ñun ci musique bi nañuy dund
tëj bi doy na. oui. Certains pays ont commencé à faire leurs activités musicales. Donc ngalla nañu fàttaliku. ndax toog juróom-ñaar ba juróom-ñetti weer. di lekk te faywoo. boo koy wax ci wëy looy def bu gaaw lii ngay wax boo koy wëy. du ma ko wax ci wëy. parce que j'ai pas envie man dama naan bu ma invité tey boo ma invité woon ci plateau. ma wëyal la ba nga kontaan. par exemple d'accord. ok donc mbokk yi man xam nga damay arrêter ba ci benn mbir. bala may dem. il faut continuer et instaurer le respect des managers. man xam naa liggéeyu manager. ak nu ñu mel ak fu ñu mën yóbbu. ce n'est pas l'artiste, c'est le manager. il y a quelqu'un qui est devant. qui oriente. qui voit les styles. qui vend l'artiste. et qui rend une prospection pour l'artiste. donc yooyu mbir la yoo xam ni je rends un grand hommage, une grande félicitation à ton manager qui est là, qui t'accompagne. Il est trop bien gentil. Merci à monsieur Boulaye. On te remercie. mbokk yi am di jàmm yi ñaari ndaanaan laa toogaloon dina gën a yaatu incha allahu rabbi. ndaat bu waane rap mix et tout. Fils d'Afrique qui a une dimension aussi bien nationale que internationale parce que fardo la. fa tabarakallahu. mbokk yi am di jàmm yi Ibrahima Idriss Wade jox leen dox daje incha allahu rabbi prochainement fa tabarakallahu alhamdulillah.